maa ngi jiital sama nuyoo di ko def ci loxo Serigne Bamba Mboup di président FILS di ko wéyee teg ko ci njabooti monsieur le ministre Dame Diop mi nga xam ne am na ay service yu dépendre ci moom di yëngu ci wàllu formation professionnelle di nuyu délégué yi jóge ci région yi ñëw teewee si ndaje mi di nuyu également sama njabooti bopp mooy njabooti làmb ma ràññ ci samay xale ku mel ni Caaka Fay usine doole ani seen promoteur ak ñeneen ñi nga xam ne xëy na su ma lumee naa xaaral àddina dafay dox moo tax ba Bamba def aussi moom une reconversion gannaaw ba mu pratiqué mu ñëw mu ne xaaral ma baaxee sama xam-xam samay frère samay mbokk fii ñu nekk nii am na ay at ci ginnaaw àll la woon tey gis ngeen ni mel di fi amuloon daañu sonn daañu abbi te yéen mbër yii tey yéen a ko moom fii seen kër yéen a ngi seen kër dafay mooy arène nationale bañ koy bébét ne woon nañ mbër yi mérité wuñ ko waaye tey Sénégal yi ñëpp fi la ñuy daw si ñëpp fédération yu bëri fi lañ am seen siège léegi séminaire yu bëri fi lañ koy defee kon nag gàcce gaalama mbër yi seen solo ci réew mi dafa bari jéggi na dayoo ñu bëri xamuñu ko ndaxte stabilité bi paix sociale bi ak yenn yu bëri ci yéen lay jóge su làmb amee c'est vrai que léeg-léeg mu am tuuti ndëngate mais li muy defar moo ëpp la muy yàq ci wàllu mobilisation ak bëggal xoli at doomu aadama yi Bamba ñii ngay formé xëy na atteindre bi ci biir mu def reconversion même sax professionnel fonctionnaire da ngay def yaa ngi def benn reconversion lii laa daan def waaye damay dox defi lay ñii ñëpp ay xale la ñii toog kenn amu ci 45 ans ñu ay xale la xëy na teel a bëri moo tax sa ñenn ñi roccee bu bàyyi genre usine doole bii ba xale bu ndaw la kon nag booy def garde corps jox ko xale bu am kattan am naa yaakaar ne kooku la ngay xaar ci moom ma dina ko mën danaa gërëmaat mbër yi ndaxte bu njëkk dañu xame woon mooy ay videur ay garde kër wala ñu nekk ay portier ci yenn baar yi. waaw salaamaaleykum waa Sadio maa ngi nuyu képp ku fi teew di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax waaye di nuyu suñu sëriñ Cheikh Amadou Bamba di nuyu kilifa gi daam di nuyu le président Bira di nuyu ñi ne ci salle bi yëpp lim jóg vraiment di am contentement bu baax comme ni ko suñu frère Bamba bu defee parce que lii nii initiative bu rafet la parce que lii le président Bira wax léegi rek Sénégal képp mënu ko wax te doo wax mbër te ñii fi nekk ñëpp tey ku ci nekk ay champion ngeen gox bi ngeen dëkk rek moom ngeen koy représenté lamb nag ñu ñëpp ñoo ci jariñu am na ñoo xam ni seen chance ngi ci lamb am na ñoo xam ni yàlla moo bind ne dañuy jaar ci lamb mais duñ ci am li ci ñëpp war a am mais li ngeen def nii tey lu may kontaan la parce que tey damay wax ni que Sénégal jeunesse bi ñoo koy mujjee jeunesse bi ñoo koy mujjee te ñii ngeen fi gis ñëpp tey ku ci nekk tey am na lu porte sa ginnaaw kon tey suñu frère Bamba bu amee initiative créé lii nga xamante ne mooy fisc ñu leen di defal ay formation loolu du ñëpp war a kontaan parce que tey suñu ay frère rek ñoo fi nekk Tigo ngi nii xam nga ñoom nu mu tuddati champion bàyyi ni may seer moom aussi tamit nu mu tuddati Aliou Seye Junior xam nga boo yu bëree ngi fii nii tey jii ku ci nekk yaa ngi ci lamb di ci gañ sa fin waaw kon tey su ngeen defee lii ngeen def nii tey booloo wane ni yéen Sénégal dafa am ci yéen cër parce que arène nationale bi tey jii comme ni ko président waxee bi ñu koy def ñu bëri dañ ne woon mérito wuñ ko mais tey bi ñu ko defee ba léegi ku ne gis na tey combat yi fii am ñii fi nekk aussi tamit ku ci nekk am looy représenté ci lamb kon suñu frère Bamba dañ lay remercier bu baax
ci lii nga xamante ni tey am nga ko comme initiative damay faral di ko wax chaque jour lamb ji la plupart day am des fois yenn affaires yi am ci kaw tribune yi mais pourquoi pas tey war ñu mën a récupérer ci ñoom dugal leen ci biir tribune yi ñu doon ay stagiaires comme quoi que tey jii nii lépp lu nar a xew ñu demandé tey ñi nga xamante ni ñooy sécurité bi pour ñu mën a ñëw def seen liggéey parce que des fois tamit lamb tamit am moment boo xamante ni tey jaxasoo lay am te policiers yi mënuñu def lépp mooy demandé waat loolu aussi tamit di waxaat état bi. ñaari casquette mooy département tourisme di sama kilifa di Papa Mamadou Diouf directeur général agence sénégalaise de promotion touristique waaye di teewal tamit sama bopp parce que Papa Mboup sama xarit la sama doomu ndey yàgg nañu ñun ñaar jëflante di nuyuwaale président CNG monsieur Thiam ñi fi toog yëpp xam nga dañ ne ku lim jiw di nuyu sama bopp monsieur Mboup Babacar ak sama yaay di toog waaye di nuyu liggéey yëpp man nag si ñaari fànn rek laay intervenir benn bi mooy si gouvernement bi d'abord parce que ASPT si ministère du tourisme la bokk si gouvernement bi la bokk di féliciter 3FPT lu tax te Bamba yaa ngi ne moom ne ma 3FPT da ko yàgg jàppale te 3FPT dañ jar tàccu ma leen ñaan rek ngeen tàccu rek lu tax boobu parce que ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie ñoom ñooy saytu lépp luy données ci dëkk bi données économique sociale ak politique est-ce que xam ngeen ne sur 17 millions de Sénégalais 18 lañ ko boo jëlee ku nekk atam nga xaaj ko moyenne d'âge Sénégal 22 ans lu doy waar 22 ans boo demee Chine wala Japon egg na presque 50 ans. ñuy jiital si nuyoo bi le président du CNG monsieur Alioune Sarr maa ngi naan Alioune Sarr sax Bira Sène sunu papa ñu ngi koy honoré ci wàccuwaayam di rafetlu aussi présence am di nuyu sunu président Cheikh Ahmadou Bamba Mboup l'initiateur le créateur donc su ma nuyoo président CNG rek nuyu Mam Bamba di nuyu aussi directrice su 3FPT di madame Sofietou Diallo di ko sant ci présence am ak soutien bi ñu am par rapport ak association FILS di nuyu suma papa ak suma yaay di yaayu Bamba Mboup ak papa Bamba Mboup di papaay mbër yi toog fii yëpp di yaayu mbër yi toog fii yëpp uuf ñu ñun ñëpp boot ñu ñun ñëpp di ñu ñaanal kon ñu ngi koy ñaanal suñu yaay ak suñu papa ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér si turu mbër yi fi toog yëpp nag di nuyu madame Mboup moom it suñu yaay la ndax taxawaayu yaay la taxawee ak Elisa di doomu ndeyam donc kon nuyoo yi ñu tënk ko foofu di am mbégte bu rëy nag ci bokkoon ci promotion yi nga xamante ni ñoo précédé ñu formé ñu ci turu association FILS parce que je suis le porte-parole des lutteurs de l'association FILS donc tey actuellement nii on est des diplômés ba pare aussi ñu am ay cartes professionnelles ba pare aussi direction de l'emploi inséré ñu plus de 80 lutteurs ci promotion bi nga xamante ni mooy jiitu loolu ñu ciy sant Pape Modou Fall direction de l'emploi parce que feccum liir bu neexee ndey moo tee ci wagg ya Mam Bamba ak association FILS suñu mënee lii tey ak bureau bi yëpp c'est grâce à l'appui de ces structures bu mel ni 3FPT aussi nga xam ne madame Abissey moo fa nekkoon doon ñu jàppale ñun ñi ñëpp tey am témoin oculaire lañ ci loolu tey mu jóge fa madame Sophie ñëw aussi dàbbali ko kon donc je pense que l'avenir des lutteurs c'est assuré grâce à l'association FILS
donc je pense que su fekkee ni état comprendre na et je pense que état comprendre na acte yi nga xamante ni moom la association FILS di mener particulièrement sur la jeunesse particulièrement ci lutteurs yi ndax ñun ñëpp umpale wuñ ne nombre de lutteurs yi ñu yaakaar làmb yëpp làmb mënu leen attan mënu leen jariñ donc nag Bamba dafa am mérite ndax dafa gis peut-être fu gars yi gisul foo xamante ni peut-être CNG mi nga xamante ni sax moom mooy comité national de gestion de la lutte sénégalaise nga xam ni ñun suñuy avenir ak suñu licence ak lépp moom moo ñu gérer gisul woon loolu mais Bamba dafa ñëw am vision boobu mooy lan mooy naka la ñuy def ba ñi nga xamante ni ñu ngi bëre yaakaar làmb te làmb mënu leen contenir ñoom ñëpp nan la ñuy def ba insérer leen dans la société nan la ñuy def ba ñu am formation ñu jàng ak ñu ñàkk a jàng c'est tellement important kon donc geste yooyu dañ ko war di glorifier dañ ko war di yëkkati ndax bëri na ay sénégalais yu mel ni Bamba Mboup yoo xamante ni tey soxla nañu appui boo nga xam ne état moo leen koy defal ñun mbëri aussi donc ñun mbëri aussi bénéfice bi ñu ciy bénéficier wu dafa jéggi dayo ndax tey bu njëkk bu ñu daan wax formation rek dañ naan ana bachelier yi ana ñu am BFEM ana daawuñu xalaat mbëri wala ñuy xalaat ñi nga xam ni dañoo teel a bàyyi jàng wala ñoo xam ne métier la ñu am te bu fekkoon daf ñuy former rek ci technique de sécurité et de garde rapprochée mais daf ñuy former ci yeneen sérigraphie tey wax nañ suba war nañu def lancement bi nga xam ne dañu war a former 20 lutteurs ci lan ci technique nan la ñuy bayee naka te bay ku ne xam na ne pour ñu am autosuffisance alimentaire tey moo nekk loolu ci àdduna bi il faut que ñu mën a bay te dañ koy jàng tey boo demee ci dëkk yi développé yi baykat yi ñoom ñooy nekk ay milliardaires kon c'est très important ce qu'il est en train de faire kon donc ñu ngi koy ñaanal moom Bamba ak équipe bi mu àndal yépp ak ñun ñi nga xam ne tey ñoo nekk ay ndaw nekk ci ginnaawam di ko pousser yàlla may ñu am réussite ak ndam ndax bu ñu amee ndam président Macky Sall moom moo am ndam su ñu amee ndam c'est le gouvernement ñoom ñoo am ndam donc ndax Macky Sall moom moo taxaw le président de la République ne la jeunesse je vous ai entendu je vous ai compris compréhension boobu mooy lan xam na ni ndaw yi liggéeyuñu te li Bamba di def nii mu ngi koy dimbali ci ndaw yooyu kon ñu ngi ñaan structure yi ciy dugal seen loxo lu mel ni 3FPT ANAMO lu mel ni tey direction de l'emploi lu ñu jàpp doyul madame Sophie Diallo maa ngi lay ñaan loo jàppale rek association FILS doyul parce que yaakaar yi bari na yaakaar yi for na ci jëmm ji toog su ngeen ko jàppalee da ngeen xam ne ndawu Sénégal ngeen jàppale su ngeen ko jàppalee da ngeen xam ne di ngeen gagné lu rëy si bëgg-bëgg askan wi ndax ndaw yi suñ leen récupéré wul rek utiliser leen dans le bon sens rek mën nañu xërtal si leneen te pour man damay faral di wax montre-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras te cette jeunesse là a besoin d'aide parce que jeunesse bu set la jeunesse bu set la jeunesse bu conscient la te je pense que suñu leen jàppale ñu dem asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di am tey contentement balaa may nuyu kenn damay nuyu d'abord ki nga xam ne moo di kilifa gi fi nekk sant Mbacke ñu ngi koy yóbbante nuyoo ci kilifa diina yëpp mu sëñ Xaadim Mbacke di nuyu le président du CNG muy Bira Sène di kontaan ci teewaayam fii di nuyu tamit ki nga xam ne moom moo di le président de FILS di Amadou Bamba Mboup di nuyu leader yi nga xam ne ñoom ñu ngi fi di nuyu aussi assistance bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi di nuyu directeur bi nga xam ne moom mooy monsieur Sarr bi nga xam ne mooy directeur stade bi moo ñuy jox fii salle bi ñu nekk fi ñu ngi koy remercier bu baax a baax di rafetlu wax dëgg yàlla li nga xam ne moom moo di taxawaayam di nuyu aussi ki nga xam ne mooy représentant ministre bi nga xam ne mooy le directeur des aéroports di nuyu aussi tamit représentant nga xam ne mooy représentant directeur ANAMO di nuyu aussi ki nga xam ne moom moo di madame Sophie Diallo bi nga xam ne moo fi mooy directrice 3FPT di am contentement ci li wane ne l'état c'est la continuité parce que maître madame Abi Sey moom moo nekkoon directrice 3FPT su ngeen seetloo sax formation bi ba ñu dugalee liste bi yàgg na c'était au mois d'octobre la woon octobre ba tey ñu ngi nekk au mois de juillet bañ ko dugalee toog di xaar tombé na formation bu 80 litres yi nga xam ne defoon nañ ko ñu réclamer boobu
addicé yi fi nekkoon ne ko dañ bëggaat 100 mu accordé ñu ko balaa nag moom muy ñëw affaire bi nekk ñu koy balaa ñu koy valider fekk moom dem na madame Sophie Diallo miy ñëw ba mu ñëwee nag wane ne l'état c'est la continuité ba mu ñëwee dafa ñëw daal di ñëw valider loolu kon loolu ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant bu baax a baax madame Nafissatou Diallo mi. a'uuzu billahi minal sheytaani rajim ñu sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp nag di nuyu jiital nuyu bi suñu waajur yi fi teew muy suñu papa Serigne Babacar Mboup ak suñu yaay Fatou Mboup ak suma yaay Maguette ak suma yaay Adja ak Tata ñu ngi leen am ay gaañante di am ñu bëri ñu ko daan jox étiquette yu mbëri te mbër noobul la mais bi mu ñëwee xamal leen ni nit dafay am formation bi ñu leen formé macha allah yu bëri ci yu mel noonu kenn déggatu ko kon Matar mention spéciale di nuyu bu baax di nuyu bu baax porte parole association lutteurs yi su ma nuyoo lutteurs yëpp rek dama ko teg ci loxo Kona ak Aliou Ba ñoom nekkoral ak Laasana mi nga xam ni wax dëgg yàlla moo gère organisation bi am ci coono wax dëgg yàlla Kona seen ay kàddu rafet na yéen a ngi sensibiliser seen ay rak di leen wan ni yoon bi nii la parce que ñun li ñu tax a jóg ñu bàyyi biim réew ñëw Sénégal du lenn lu dul jàppale ndaw yi parce que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays kon nag ñi ngi am kontaante bu baax a baax ci seen ay teewaay yéen ñëpp di nuyu lutteurs yëpp di nuyu membre FILS yëpp tey grand baba mi ngi nii moom it am ci taxawaay bu rafet grand baba ñu ngi lay nuyu di nuyu Amadou Ndiaye parce que sànq ci seen biir wax Père Ousmane dama la ni 3FPT moo financé formation tey bi Matar Diouf maa ngi lay nuyu bu baax ak Pam Ndiaye ñu ngi lay ziar dama la ni 3FPT moo financé formation bi parce que dafa am lu am solo loo wax association FILS yàlla dafa def tey ma jiite ko mais li tax ñu créé ko sànq grand abouli Ibrahima Ly wax na ci kàddu yu am solo man dama nekkoon ndaw boo xam ne dama teel a immigré à l'âge de 19 ans laa dem bitim réew mais bi ma demee liggéey bii nii métier garde corps rapproché yàgg nekk sama deret ma yàgg koo bëgg bi ma demee bëgg koo liggéey tubaab bi xamal ma ni nit ki mënul liggéey te amul une formation professionnelle nit il faut nga qualifier il faut ñu former la parce que ci loolu dugg bu ñu la ci tàggatul aussi doo ci mën a dem ci noonu lañ ma formé une formation de 6 mois ma liggéey ak ñoom 10 ans mais dañ ne tukki jom la mais ñibbi si fulla la parce que nit ku ne war nga jéem a seet nan ngay ñëwee sa réew pour jàppale sa jeunesse su réew taxawu leen ba ñu mën a am réussite yàlla def tey ma nekk bëri nekk sama deret juddoo Fass màggee Parcelles di doomu Bawol loolu bi mu amee ci laa ñibbi si Sénégal bi may ñibbi si sama directeur man ki nga xam ne man moom laa daan liggéeyal d'accordul woon parce que dama nekkoon sénégalais boo xam ni presque ay agent tubaab rek laa moon mais daanaka lu bëri daf ma jiitaloon parce que dafa ma ne da nga bokk ci ñi gën a discipliné ci ñi nga xam ne formé naa leen ba pare ngeen di liggéey ci man mais ma ne ko ñun nag ñun it mënuñu am lu ëpp suñu réew faaw ñu dem jéem a xool nu ñu jàppalee suñu jeunesse su réew bi ma ñëwee président Bira boobu Alioune Sarr moo fi nekk ma seeti ko ndax nit ki tamit booy dugg ci kër da ngay jaar ci buntu bi boobu ma seeti président Alioune Sarr jour boobu mu convoqué ñu ñun waa association FILS yëpp boobu ñoom ñi ngi stade Léopold Sédar Senghor ñun ñëpp bi ñu demee moom it wax dëgg yàlla mu woo toute équipe bu waa kii yëpp waa CNG ñu toog bi ñu toogee wax ñu santee ko yàlla ñoom ñëpp jour boobu Manga 2 mi ngi fa woon temps yooyu noonu ñoom ñambe ak suma papa Thierno Ka ñoom ñëpp fa nekkoon mais ñoom ñëpp valider affaire bi ne ñun amuñu luñ ci wax parce que li ngeen def nii man président Alioune Sarr yàgg naa cee bëgg dugg yàgg naa bëgg jàpp ci xamal mbër yi nit day am formation professionnelle bëre du métier noonu mu valider ko di ñaanal sama papa Mbaye Guèye yal na ko yàlla yërëm ndax moom moo nekkoon vice président association bi wax dëgg yàlla moom dafa bëri woon ci association yi mu bokkoon mais da daan wax ni man association yi ma bokk yëpp yi ma ci gënal FILS ci la bokk parce que su ma mënoon delluwaat xale def formation dinaa ko def ndax li ma gën a regretter sama àdduna mooy ñàkk def formation bi ma ñàkk def formation ànd na ak ñun fu ne paa bi ñun ñoo ko jaraloon 6 heures du matin mu yeewu fu ne ànd na fa ak ñun kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam kon nag Père Ousmane association FILS ni nga ko waxee rek li ko tax a jóg mooy bépp lutteur bu nekk Sénégal parce que loolu initiative la boo xam ne ñun association bi ñoo ko initié taxawal ko FILS di formation insertion des lutteurs du Sénégal biñ ko taxawal léegi parce que ça fait 4 ans yàlla di ñu dimbali ñu seeti le ministre Dame Diop moom it mention spéciale ndax gouvernement bi ministère yi bëri nañu mais bi ñu seeti le ministre Dame Diop waxtaan ci ak moom daf ma félicité nee ma li ma lay njëkk félicité mooy le fait que nga jóge bitim réew ñëw Sénégal mooy gëm sa réew ñaareel bi mooy président de la république ci boppam conseil des ministres moom moo ma ni
mbër yi il faut que ñu seet solution pour former leen kon nag yow boo ñëwee wax ma lii dinaa ci ànd ak yow lu ma ci fu ma ci mën a jàpp rek dinaa ci jàpp pour ñu mën a wër Sénégal yëpp former leen ma ne ko dama bëgg def une forum national ci bëgg liggéeyam wax dëgg yàlla ci bëgg liggéeyam mu ne forum boobu xanaa ci kon Diourbel ngay njëkk a jiitu ci man keroog ba ñu organiser forum ak làmb Diourbel mu ànd ak tous ses directeurs jamono googu Maodo Malick Mbaye moo fi nekk Demba Diop ñoom ñëpp a fi nekkoon ak tous ces DG mu ne ma ñëw ma pour politique de dama ñëw pour liggéey parce que ku mel ni yow lañ doon wër mu ne ma ma bëgg à partir d'aujourd'hui jox instruction toutes mes directions ñu jàppale la parce que li ngay def nii cause bu noble la yàlla dimbali ñu tey ba FILS formé na 520 jeunes lutteurs kon nag kooku ñu ngi ciy félicité aussi waa 3FPT madame Sophie Diallo mi toog ñu ngi koy nuyu di ko seedeel ki nga xam ne moom mooy sœuram di maam Abi Sey dañoo demoon ba nekk ay sœur parce que dafa demoon ba FILS boo waxee rek mu ne FILS sama association bi parce que amour bi mu am mooy dara xirtal ko ci woon ndax bëgg liggéey bi ñu bëgg liggéey mu gis ne lu intéressant la moom souhait bi mu amoon mooy ànd ak ñun 14 régions Sénégal yëpp fépp fu mbër nekk rek ñu formé la waaye yàlla def na tamit kii nga xam ne moo ko wuutu moom fa mu nekk DER wax dëgg yàlla ba mu toogee daf ñoo dalal ne loo leen bëgg DER rek ubbil naa leen ko mais ki ko wuutu aussi man miinu ma ko mais dégg naa ay jëwam muy Sophie Diallo dégg naa ku yaru la ku bëgg liggéey la ku gëm liggéey la moo tax tey bi mu yëgee lii bàyyi léppam ñëw ak équipe am kon nag madame Sophie Diallo ñun waa association FILS ñi ngi lay tàllal loxo formé nañu 500 lutteurs te y a 5000 demandeurs yoo xam ni ñi ngi ci toog ci ñu ci bëri ci ñoom nag boo see ñu choisir métier garde corps rapproché xëy na dafa nekk liggéey boo xam ne ñoom dañ koo bëgg te nag lu jara sant yàlla la parce que bu njëkk mbër dooleem la daan utiliser mais bi ñu leen commencé former ba léegi yàlla def na benn maturité bu am solo ci ñoom kon côté boobu aussi nañu na ngeen ci jàppale bëgg FILS bëgg liggéeyam moo tax ñun suba ci suñuy doole bopp la ñu dajale bi ma ko waxee léegi directrice moom xamul woon sax ni mu demee dafa ma ni loolu de xaw ma ko woon dama ko ne ñun suñuy doole bopp lañ dajale parce que ñoom ñi ngi leen di féliciter parce que former 100 lutteurs wax dëgg yàlla lu am solo la te xam naa ni dinañ ci gën a jàpp mais ñun ci demandeurs yi ni ñu bëree moo tax ñu mujjee génne suñu doole suba war a former 20 lutteurs en agriculture ki leen former mi ngi nii yor école de formation professionnelle di Amadou Ndiaye suma frère directeur général Africa Vert kon nag loolu noonu yëpp pour wane ni rek FILS bëgg na jëm kanam parce que tey avec nos maigres moyens ni ko grand Abou di waxee amuñu doole mais bu ñu toogee dajale lu ñu am génne loo xam ni te ku ne xam na ni formation lu takku la ne dañuy former 20 lutteurs kon loolu ñun bëgg nañu dara kon nag madame la directrice ñu ngi lay gën a tàllal loxo di la wax ni daal association FILS mi ngi fi li yéeneem mooy fépp fu mbër nekk Sénégal bëgg na fa ànd ak yow ci diverses formations nag sécurité garde corps rapproché agriculture élevage ñun du ñu tàyyi loolu moo nekk suñu xol moo nekk suñu yéene bëgg nañu ànd ak yow fépp ci Sénégal former xale yépp du ñu tëj nag te remercier wuñu suñu frère aussi Pape Modou Fall li tax ñu déjee ko bés bi convention état employeur bi aussi jàpp na ci bi mu ñëwee tey jii nii ci samay ndaw jël na ci 35 jeunes signé convention ak arène bi sécurité tey moo yebal Mamadou Niang monsieur Mamadou Niang mu kii ko fi signé une convention parce que bi ñu créé FILS aussi dañoo créé une agence de sécurité arène bi sécurité parce que nit ki aussi doo formé te doo inséré boo formé ba pare da ngaa war a jël moo tax bi ñu créé loolu tey am na ci 35 jeunes yoo xam ni Pape Modou Fall jël na leen ba pare wax ni dina gën a yokk loxoom fii ak 2023 bi pour mu gën a yaatu noonu la ñu tàllalee loxo le directeur Souleymane Ndiaye parce que ku ne xam na ni aéroport du Sénégal yëpp moom la ko président dénk moom it mu nekk ku bëgg a liggéey Moustapha kooku ñi ngi lay ñaan nga wax ko directeur Souleymane actuellement problème bi ma am mooy insertion kooku lu ñu ma ci nit mën a dimbalee rek ma jël parce que former 620 jeunes Pape Modou Fall góorgóorlu na ba jël na 35 jeunes ñaata ñoo des 620 jeunes 35 ñoo ci am convention état kon xam nga bëri na kon nag kooku lu ñu état jàppale ñu jël ñun li ñu tax a jóg mooy dooleel ndaw yi te la jeunesse c'est l'avenir d'un pays ku ne xam na ne lutteurs yi ñii bëgg nañu dara parce que ñii actuellement nii bëgg dara moo tax tey bi leen woowee ku ci nekk di woo Aliou Ba subaat ngoon ak guddi Aliou Ba maa ngi lay nuyu bu baax yow it di la jox wàccuwaay yi sa taxawaay rafet na boobu ba léegi yaa ngi ciy am coono moom it ci membre association FILS la bi leen Aliou Ba woowee ñoom ñëpp dañ doon njëkkante kon xale yi bëgg nañu liggéey maanaam te état aussi bëgg na leen jàppale xëy na orientation lañ amul rek mais di leen ñaan boo leen yéen ñëpp boo leen dajaloo woo Aliou Ba madame Sophie Diallo mi ngi nii parce que moom it li tax mu bàyyi lépp ñëw toog bëgg na contribuer tey biñ ko nommé yàggul mais maa ngi koy suivre mais gis naa ni moom it jàmbaar la parce que man it bu fekkoon ni jóge naa Europe ñëw Sénégal te aw ma ñu ma jàppale aw ma ñu ma gunge day metti damay delluwaat immigré mais bi ma ñëwee gis moom ak keneen
ñu dooleel ma di nuyu sama sœur Fatoumata Néné Tall ministre de la jeunesse parce que ñaari ministères yooyu ñooy ñi may jàppale kon nag lu mel noonu ak ministre des sports Matar Ba parce que fii bu ñu ko amee ci ndigalu Matar Ba la moom it ñu ngi koy nuyu di ko remercier moom it di ko woo ndax arène nationale ni ko Kona waxee léegi ak Aliou Ba ku ne xam na ni président Macky Sall bu yàggul def na benn visioconférence ak Aliou Ba bi ñu waxtaanee Aliou Ba daf ko wax ni président ñun dañu am association boo xam ni formé nañu lu tolloog 600 lutteurs actuellement créé une agence sécurité arène bi sécurité ci le président dugal Abissey mook Abissey directement Abissey jaaraat foofu noonu léegi président de la république ne loolu dina ci waxtaan ak Matar Ba parce que police xëy na mën nañu gérer intérieur du stade bi mais ci biir tribune yi loolu bu ñu dee formé nañu lutteurs yi lu tolloog 600 jeunes lutteurs ñu formé leen macha allah te supporters yi ak amateurs yi xàmmee leen war nañoo mën a lonkaloo ak CNG comme que le président Bira est là waxtaan naa ci ak moom it mu nekk borom baax ndax xam naa loolu bu duggee ci noppam dana ko àggale ci Matar Ba bu ko defee loolu noonu yëpp pour créer emploi la dina mën a tax tey violence bi na wàññeeku parce que tey bu dee Pikine ñu war a bëre tey formé nañ fi ay jeunes jeunesse Pikine bu ñu taxawee ci camp Ama Baldé comme Modou Lo Ama Baldé bu ñu waroon bëre ñi bu ñu taxawee ci camp Ama Baldé tey ñoom laadum ñu ngi fi tey boo gisee Laasana Pikine la dëkk Ousmane Koma mi Pikine la dëkk ñoom ñëpp Pikine lañ dëkk tey Ama buy bëre lu tolloog 10 jeunes nekk ci côté boobu noonu dinañ ci jàppale service d'ordre bi tey Modou Lo buy bëre laadum mi ngi fii tey ak yeneen lutteurs yoo xam ne parcelle lañ dëkk côté boobu nañ ci taxaw kon côté boobu buñ ci taxawee stadiers yi dinañ mën a jàppale policier ba violence bi mën a wàññeeku ndax làmb mooy suñu sport national. maaleykum mbooloo mi maa ngi tàmbalee vraiment samay kàddu ci leen baalu ak di leen wax déwénati leen ba ma ñëwee fii ci salle bi maa ngi fi fekk ay kilifa yu am solo donc muy responsable arène nationale bi monsieur Alioune Sow président CNG de lutte monsieur Sène maa ngi lay nuyu di la sant sëriñ bi xam naa ne yaa tijji yëpp ñu ngi sàkku say ñaan nga barke lépp lu ñuy sumb fii monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Mboup kàddu gi rafet na monsieur Thiam représentant directeur des infrastructures aéroportuaires ñu ngi lay gërëm di la sant monsieur Niang représentant du directeur de l'emploi un collaborateur un frère également ceux qui ont pris la parole tout à l'heure les représentants des lutteurs ñu ngi leen di nuyu di leen sant yéen lutteurs yi fi toog yépp samay collaborateurs yi ànd ak man ñi nga xam ne tamit ñoo liggéey ba mu yegg si fii nii comme ni ngeen ko waxee rek dama jëlee mbir mi fu sori foofu la newoon liggéey bu am solo ki ma remplacé ki ma wutu mu defoon ko fi ma ñëw yeggali ko donc collaborateurs yi Soda moom comme seen équipe la donc di leen féliciter par rapport à cela di nuyu tamit suñuy waajur yi fi toog lim nga leen ñoom ñëpp ñi la gunge fii tey ñu ngi leen di nuyu di leen sant la presse également ñu ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu bu baax suñu jotaay bi tey comme ni ko président waxee dafa nekk loo xam ne dafa am solo bu ñu xoolee ne que y a plus de 5000 personnes tey ñu fi ne tey ngeen jug ngeen takku ne da ngeen di liggéey ñun fonds de financement de la formation professionnelle technique wax nañu ko sànq monsieur Sow wax nga ko fi dafa nekk ci axe 2 plan Sénégal émergent loo xam ne dañoo soxla capital humain dañoo toll foo xam ne ni suñu réew dañu koo war a tabax dañoo war a defar suñu dëkk te pour defar ko il faut tamit nit ñi nga xam ne ñoo ko war a defar ñu mën leen tàggat moo tax ñi nga xam ne ñu tegoon programme boo xam ne dañu koo tuddee jàng jëriñu teg ci tamit ne ci laa bokk defe naa ko naa la war a ba mi ngi koy wax sànq bu njëkk ba dañ daan yaakaar ne rek boo defee formation rek mooy ki nga xam ne am na bac wala ki nga xam ne jàng na école wala leneen mais ñëpp ci lañ bokk sénégalais buy yeewoo rek Sénégal daf cee bokk maa ngi dégg président mi ngi ñaax di ñu ne bëgg nañ ñu jàppale ci yenn formation ñun tam dañ leen di ñaax ngeen ñuy gëstu dinañ leen gën a gëstu mais dañ leen di ñaax tamit ngeen ñu gën a gëstu parce que lu yàggul dara teg nañ fi benn programme boo xam ne doon wut 10 000 personnes yu ñuy former pour ñu am seen permis de conduire defoon nañ ko abul ñu romb loolu ñu lancé waat benn programme ñu tuddee ko CPS certificat professionnel de spécialisation muy formation yoo xam ne yu gàtt la yu 3 à 6 mois yu ñuy tàggatee lu bëri ci ay métiers lu ëpp fukki téeméer juróomi téeméer ci ay métiers ñu lancé ko ba ñu ko lancé amuñu sax 3000 candidats
ba ñuy obligé waat di wëriwaat fu ñu ko jëlee ça veut dire que ne gestu bi am na solo léeg-léeg dinañ publicité dinañ fay lu ba def ci communication dem ci rajo yi def ci journaux yi jël saa eto romb mais du ngeen ci jot nag xamatuñu nag nan la ñuy def ba mën a ngeen mën a jot si ñun moo tax nag ñu leen di ñaax ngeen ñuy gestu lu ñu mënati amati dinañ def de telle sorte que ngeen yëg ko mais tamit dee leen ñuy gestu dee leen suivre suñuy page yéen a ngi ci réseaux sociaux yi ñun tam ñu ngi ci réseaux sociaux yi comme ni ñu ko waxee lancé nañ permis de conduire 10 000 personnes lancé nañ CPS yi 3 000 personnes lancé nañ tam également chaîne de valeur yi normalement semaine bi dinañ commencé formation dégg naa leen bu baax du ma répété président de la République mais li ma waxoon dégg naa leen comme ne ngeen tamit bëgg ngeen yokk yeneen te lu normal la dinañ xool tam ñu ci gën a jàpp leen di wax ne que maa ngi vérifier ma xool ma ne est-ce que association FILS ñu ngi woon ci yenn formation yu ñu doon def damay lim rek yenn axes yoo xam ne ñu ngi koy def ñu ngi ne dañuy def alphabétisation maanaam ki nga xam ne que jàngul mu bëgg a jàng ñu ne kii kat mi ngi koy wax sànq ñaaw ñu ne entrepreneuriat yi bëgg a orienté balaa nga def entrepreneuriat kat foog nga maîtriser ko nga xam nan la ñuy defee technique de gestion yi ñu ne entrepreneuriat ak leadership ñu ne tamit boo bëggee yore xaalis foog ñu jàngal la nan ngay téye xaalis nan nga koy gérer ñu ne dañuy def formation foofu ñu ne gestion bi ci biir formation yi mën nga def comptabilité kii ne mën naa def fiscalité yenn saa yi tamit ci biir yéen am na ci ñoo xam ne que aay nañ ci plomberie aay nañ ci marché menuiserie wala aay nañ ci leneen ak leneen te léeg-léeg état day lancer ay marché public mais su fekkee ne que tàggatuñ leen ci loolu ba ngeen xam nan la ñu mën a capter marché yooyu doo leen ko xam donc ñu dem dañuy former pour xam nit ki xam nan ngay jàngee ba mën a xam ci marché public ñu romb loolu maa ngi gis na jigéen yaa ngi fi góor ñaa ngi fi dañuy def tam ay formation technique muy transformation des céréales locales transformation des fruits et légumes technique d'emballage ni ñuy defaree saabu ni ñuy defaree aviculture nan la ñuy defee pâtisserie nan la ñuy defee teinture nan la ñuy defee pâtisserie nan la ñuy defee produit halieutique produit laitier def micro jardinage def couture même ñiy wàllu ci esthétique coiffure ak salon dañ koy tàggat donc loolu noonu mooy programme bi nga xam ne que lancé nañ ko ci bu yàggul dara mais xam naa ne président comme ni nga ko waxee peut-être sunu mbokk yi dañ koo yëgul mais dañ leen di gën a ñaax ngeen ñuy gestu mais comme dégg nañ ne tamit fii am nañ ci yoon équipe bi déjà ñu ngi échanger depuis sànq yéen a ngi gis maa ngi sëgg ci téléphone bi mais moo tax teewaay bi daf ciy baax parce que ci ngay déggee ci ngay xamee tamit fan lañ mën a àndee ñu ngi yëngatu ci Sénégal bi yëpp 3FPT li ko tax a jug moom mooy tàggat pour nit ñi am métier di revenir ci li kàddu ñaa wax sànq président mi ngi koy rappelé nee nañ boo xoolee Sénégal peut-être 17 millions de Sénégalais lañ li ci ëpp ay ndaw lañ plus de 77% amuñu 35 ans ça veut dire que ndaw yi ñoo ëpp ça veut dire que ñun tamit suñuy activité foog ñu sóoraale leen ci bu baax a baax jàngal leen jox leen métier ngir ngeen jëriñu mais administration publique pour insertion bi ñuy wax mënul jël ñëpp parce que administration fonction publique 400 000 personnes la mais am nañ ay bonnes nouvelles bu ñu xoolee ne que normalement Sénégal dafay accueillir les Jeux olympiques de 2026 loolu ça veut dire déjà que ne am na ay métiers sport yoo xam ne que war nañ ko mën a xool ñu tàggat leen ci bu ko defee ngeen positionné wu avantage bi ngeen am mooy ne ay sportif ngeen déjà donc yéen am ngeen longueur d'avance buñ ci yokkee yeneen compétence rek day tax mu gën a baax mu gën a gaaw sportif ngeen am ngeen endurance am ngeen discipline am ngeen rigueur wane ngeen ko fi léegi nii ba seen maître di dugg donc ñu ngi leen di ñaax bu baax a baax dinañ tamit liggéey bu baax tamit pour mën a xool nan lañ leen di accompagner ci loolu wax nañ ne que Jeux olympiques JOJ mi ngi fi gis dégg ngeen ne pétrole gaz mi ngi fi ñu ngi dégg ne usine dessalement am na fi donc président maa ngi rafetlu bu baax say kàddu maa ngi rafetlu bu baax tamit initiative bi nga jël parce que migration naam lu normal la dëkk boo gis dem ak dikk bi dafa baax mais tam dafa war a régulier mais bu irrégulier wa rek mu jaxasoo te dañoo soxla suñu population te président daf ñoo sant vraiment ñu liggéey bu baax tàggat jeunes yi pour que ñu xam ne que mën nañ toog ci réew mi nii mën fi liggéey mën fi jëriñu. Diallo, représentant également monsieur le ministre Dame Diop, notre ami et frère. Merci tous les directeurs ou représentants des directeurs nationaux qui sont là. Merci, chers parents qui avaient fait le déplacement. Merci la famille de la lutte, ma propre famille,
mes fils, mes amis et frères, la presse, et tous les invités. Ci turu monsieur le ministre Matar Ba dama bëggoon rek jëmmal te dëggal li nga xam ne moom na fi ñi jël parole wax ndaxte ak lu làmb dafa am ay soxla ci wàll diversifier offre d'emploi yi wàll également exercer li ñu bëgg a def wax nañ ko ci gannaaw mbër ay noble lañu te koo xam ne noble nga da ngay def lu noble naam tudd nañ fa ay stagiaires CNG mu ngi ciy xalaat ndaxte recevoir na monsieur Soumaré à l'époque def naa séance de travail également monsieur le ministre Dame Diop dans son propre bureau am na lu ñuy liggéey mais pare bu ñu stagiaire nag stagiaire làmb ak stagiaire football bokkuñu dafa am ay particularités ndax làmb ni mu bindoo ak ni mu tëddee moo tax mais ñu ngi koo xalaat bu baax a baax a baax bëggoon naa nag madame la directrice ngeen di def ay offre d'emploi au-delà de canaux yi ngeen di utiliser ngeen jéem a diversifier par exemple votre plan de communication pour ñu di ko am pour ngeen mu ay retours yi ngeen bëgg di féliciter encourager également monsieur le président Bamba Mboup ak ñi mu àndal yëpp bu ko dalee ci soxnaam njabootam ak ay collaborateurs am ci li nga xam ne mu ngi koy def ci réew mi mu am solo lool. bëggoon naa également ci seeni module madame la directrice ak aussi le président Fils entrepreneuriat ngeen gën koy développer. Vous savez fi Sénégal la nit ñi fonk naan damaa bëgg a dugg fonction publique et cetera ak yooyu mais boo génnee boo dem bitim réew entrepreneuriat moom lañ gën a dëggal ndaxte développement yu bëri fa la ñuy jógee. di wane que ne également ministère bi ngeen nekk njàmbati gone yëpp fa la saafara ëpp moo tax monsieur le président de la république wax xëyu ndaw ñi seen ministère moo ko géré à 80%. Je crois que war na am une interaction entre le ministère et la jeunesse, le ministère avec la population. Lancé ngeen fii ay programme de formation 500 yoo xam ne amu leen retour yi ngeen bëggoon lancé ngeen fi ay yeneen CPS par exemple mais des na bi léegi ma doon wax ne xëy na ngeen xalaat également renforcement de capacité mbër yi toog am nañ ñoo xam ne c'est des sans emploi mais am na ñu ci am liggéey mais soxla nañ renforcement am na ay menuisiers am na ay mécaniciens am na ay tôliers am na ay soudeurs am na ay électriciens am na ay plombiers tout ça là mais soxla ñu renforcement de capacité donc ñu capacité leen bu baax a baax ba nga xam ne daanu mën a yéeg benn palier loolu mbër yi soxla nañ ko lool te comme ci seen loxo la nekk te mën ngeen ko loolu au moins naa leen ko jéem a wax offre de formation yi c'est vrai JO yi am na document bu ñu monté parce que war nañ am ay formation pour la génération 2026 et 2028 sur 2026 ñooñu effectivement xëy na kayit yi da ngeen ko jot après ñu def ci ay séance travail yoo xam ne mbër yi lañ ciy àndal surtout la jeune et petite catégorie et c'est important donc ñu dellu gërëm ñëpp donc ci turu monsieur le ministre Matar Ba bi nga xam ne rafetlu na seen teewaay rafetlu liggéey bi fils def maa ngi déclaré ouverte la session de formation de 100 lutteurs en sécurité garde rapprochée et de 20 lutteurs en agriculture. Di féliciter encourager les participants di encourager également lutteurs yi ñu war a former di leen di wax rek ne ngeen ànd ak discipline ànd également ak engagement ci formation bi et respecter les formateurs et également l'initiateur et l'initiataire respecter également li nga xam ne accompagnement bi nga xam ne ministère de l'emploi def na ko à travers madame Sophie Diallo la directrice générale de la formation et fexe ba diplôme yi ngeen def attestation yooyu nga utiliser ko à bon escient mbër comme noble la dugg leen ci action yoo xam ne dana sigil réew mi suqali koom-koom réew mi suqali seen propre koom-koom d'abord et également jëriñ seen njaboot jërë ngeen jëf merci beaucoup. What?
jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di leen sant vraiment di rafetlu bu baax a baax taxawaayu FILS ci Sénégal parce que FILS dafa nekk moom dafa jël formation wax insertion wax des lutteurs du Sénégal donc foo waxee formation rek naturellement 3FPT nga xam ne moom dafa yëngatu ci wàllum tàggat donc mënul dem feneen fu dul nekk fii seen wet donc comme ni mu ko waxee rek le ministre Dame Diop moom mi nga xam ne dañ koo dénk tey li nga xam ne mooy xëy ndaw ñi moom dafa taxaw bu baax taxaw temm ci ndigalu président de la République pour jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci leen tàggat donc bu ñu xoolee tey ne que ñii ay lamb lutteur lañ lamb la ñuy def mais ñu ne ah ñun kat duñu yem ci lamb boobu parce que kuy liggéey ci dara da nga ciy jàng ndax nga jëriñu si dañoo wax dañuy jox jàng am métier jëriñu te comme ñun dañuy tàggat ci ay métier donc lëkkaloo bi dafa naturel donc comme tey gis nañ ko tey dañoo lancé formation boo xam ne pour 100 personnes la ñu def ci lu toll 23 millions pour accompagner leen te comme ni mu ko waxee rek léegi lamb bi mën na ubbi buntu yu bëri tey jii ñu ngi def formation sécurité et garde rapprochée ñoom suba dinañ démarrer beneen formation boo xam ne peut-être 3FPT financé wu ko mais tamit ñoom seen initiative bopp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci loolu parce que loolu la ñuy xaar ci doomu réew ñi moom mu ngi ko wax sànq nekkoon na bitim réew mu xam ne ne que fii Sénégal am na liggéey yoo xam ne mën nga fi toog nga jàng nga jëriñoo te loolu la ñuy wooyee ndaw ñëpp donc lu ci mel ni 3FPT di yëngatu ci wàllum tàggat mënul def leneen lu dul vraiment accompagner initiative yu mel noonu te xam ne ne que ay mbër tey am nañ doole am nañ kàttan donc buñ leen tàggatee ci yeneen métier rek vraiment dinañ mën a jëmal réew mi kanam donc wax nañ ko sànq ñu ngi ne lu ci bëri dañuy tàggat pour que ñoom tamit am na ñu ci yaakaar ñu insérer leen mais tam expliquer nañ ko ñëpp mënuñu nekk ci fonction yi ñu insérer leen jël ay place moo tax ñu leen gën a encourager pour yenn tàggat yoo xam ne dinañ tax ba ëllëg ñoom tamit ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñooy recruter ñeneen maanaam ñoom ñu nekk ay chef d'entreprise mën a jàng liggéey jëriñu créer ay entreprise ba mën a recruter ñeneen loolu vraiment daal moom moo waraloon teewaayu 3FPT fii nii pour dëggal vraiment sunu partenariat dafay door daal door na naan depuis 2021 bi nga xam ne jotoon nañ accompagner 100 personnes ren tam 2022 ñu ñëw defaat 100 personnes donc du fi yem incha allahu rabbi. léegi comme niñ ko waxee ñun mission wu 3FPT vraiment dafay nekk ci wàllum tàggat mais tamit tàggat gi dañ koy def pour mu mën a jëriñ nit ki duñu tàggat rek ñun duñu suñu liggéey du ci insertion moo tax tey dañ fi ànd ak ki nga xam ne mooy direction de l'emploi moom wàllum xool na la ñuy defee insertion la moom mooy liggéeyam te moom mooy parrain wu sax bés bi nii ñun lañ ko marraine waa 3FPT mais ñun suñuy tàggat dafay dem tàggat pour que nga mën a am métier parce que boo amee métier déjà rek porte d'entrée la naam duñ la jox nga am liggéey parce que du suñu rôle ministère de l'emploi de la formation professionnelle apprentissage insertion teg nañ fi ay pôle emploi entrepreneuriat ñuy ñaax nit ñi tamit vraiment ñuy gestu instruments yooyu ak outils yi nga xam ne ko président ci loxo ministre Dame Diop teg na ko fi ñuy def ci yëngatu ci wàllum xëy ndaw ñi donc ñun dañuy def tàggat mais tàggat boo xam ne dafay jëriñ nit ñi donc dañuy bëgg di tàggat nit ki ñi nga xam ne dañoo bëgg a insérer wu ñu insérer wu mais ñi tàggat tamit de telle sorte que bu fekkee da ngaa bëgg créer sa entreprise am nga mutukaay yi nga xam ne jumtukaay pour nga mën a yow demal sa bopp bu ko defee ëllëg tamit nga mën a recruter ay nit. moom ci tàggat bi rek comme ni ñu ko waxee sànq en fait daaw accompagner nañ 100 personnes mais ren ji tamit def nañ 3FPT dina accompagner 100 personnes ci wàllum sécurité ak garde rapprochée ñu ngi koy expliquer sànq am na yeneen programme yoo xam ne que ñu ngi koy lancé te yaakaar nañ ne normalement waa FILS tam am nañ ci seen wàll mu ñu mel ni sécurité routière yi formation pour am permis donc dañuy tàggat nit ñi loolu tam métier la ñu ngi tamit tàggat mooy certificat professionnel de spécialité yi ay tàggat yoo xam ne que dafay nekk ci diiru bu gàtt ñetti weer ba juróom-ñetti weer lay durer te loolu dafa am lu solo loo xam ne que dañ ko ci war a fàttali président dafa jël ne tàggat bi du pour ki nga xam ne rek dafa am baccalauréat war mu am diplôme képp ki nga xam ne sénégalais nga juddoo ci réew mi nii yeeyoo nga bokk ci war nga ci mën a bokk donc formation yooyu nag dafa nekk loo xam ne lu intéressant lu jar a xam maanaam CPS yi boo ci jëlee mën nga ci koo xam ne mosul jàng bu dajalee CPS yi def ci ñaar ñetti ñeent mën na dem ba am ci niveau diplôme ingénieur mu génne ci benn diplôme parce que président moo def CPS yooyu décret la génne boo xam ne de CPS yi ay diplôme bu ñu reconnaître la ci Sénégal bi nii
donc ñu ngi ñaax nit ñi pour que vraiment ñu encourager leen ñu dem ci pôle emploi entrepreneuriat gëstu vraiment instrument yi am parce que am na njëriñ am na solo te ku ci jàng rek jëriñu am ci métier tamit. oui merci madame mais naa laaj beneen question bu jëm si làmb waaw pour man la quoi mais pour waa làmb la tey boo amoon conseil booy jox waa làmb maanaam mbëru làmb wala ñi nga xam ne dañuy dund làmb ban conseil lay doon parce que fii ñu nekk muy arène nationale dañ ko tabax muy bisu boo xam ne 32 milliards la mais souvent dañuy gis des fois ay yàq di fi am ak yu mel ni ki noonu tey ban conseil ngay jox ñooñu nga xam ne dañ fiy ñëw muy acteurs yi ñi seetaan ak ñi nga xam ne ñoom ñuy acteurs yi mbër yi. jërëjëf ci laaj bi laaj bu am solo la te da ngay indiwaat rek li nga xam ne ne que sànq junj nga ko yaa ngi wax ne que sa partenaire stratégique ministère des sports la mais tam wax nga ne sa partenaire stratégique ministère de la jeunesse la loolu nga wax président Mboup te ministère de la jeunesse foo ko déggee rek moom mooy citoyenneté te citoyenneté moom mooy tamit vraiment li nga xam ne dañ koo bokk li nga xam ne dañ koo moom dañ ko sàmm donc li ñuy jox daal vraiment comme recommandation naam du tolluñu fenn pour mën a jox ne dañuy jox ay leçons wala kii ku mu doon mais tamit rek dañoo bokk dara suñu réew mi dañooy jàpp ne rek li nga jëmbat nit ki loo jëmbat rek loolu ngay récolter bu fekkee da ngaa jëmbat yar jëmbat teggin jëmbat jàng jëmbat jëriñu vraiment dina du luy màgg lu baax la mais tam ci violence mënoo jëmbat violence am lu baax moo tax vraiment ñu gën a encourager jeunes yi que ñu sàmm li nga xam ne dañ koo bokk sànq maa ngi koy wax ci ay kàddu Sénégal dafa am avantage boo xam ne dafa extraordinaire lutte ñi ko am bëriwul ñun avantage bu mag a mag la ci ba may yegg si noonu ñu ngi ci door ay waxtaan ñu ne patrimoine culturel la c'est du sport certes mais qui fait la promotion du Sénégal am na lu bëri ñu bëri tey bu ñu xamee ci sunuy làmb yi sunuy ndaanaanu làmb yi ci lañ ñu xamee donc loolu lu ñu war a sàmm la parce que loolu déjà rek loo xam ne que mën na créer liggéey la ba pare nag ñu nekk ci infrastructure sportive ñu ngi koy wax ñu ngi waajal JOJ Jeux olympiques de la jeunesse yi loolu tamit sunu mbër yi tey ji nii yaakaar naa ne que am na yenn renforcement de capacité parce que naam am nañ seen métier am nañ yenn compétence donc mën na am renforcement de capacité yoo xam ne bi leen ko dollee tey ji nii bu yooyu amee yenn activité sportive yi war nañu ci mën a taxaw jël ci seen place bu mu mot sëkk parce que ci lañ bokk. association boo xam ne képp ku réew mi ñor war buñ la wooyee war nga ñëw nekk seen wet jàppale leen loolu moo waral biñ tuddee bés bi invité d'honneur biñ ko defee suñu secrétaire général Souleymane Ndiaye nekk directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal mu ne lépp lu mu jàppoon bëggoon na ko bàyyi teew si fi waaye nag ku nekk xam na ne sa guddomp taxawaay ba mu fa am si wetu président Macky Sall te suñ tête de liste muy Adja Mimi Touré war fa dem moom la ñuy préparé loolu moo waral tey mu yónni ma ñëw teew fi di wax ne suñu secrétaire général Souleymane Ndiaye nee na fépp foo xam ne FILS am na fa plan d'action pour gunge ndawu Sénégal ak jàppale leen pare na pour taxaw seen wet jàppale leen pour que ñu atteindre seeni objectif par rapport ak mission bi nga xam ne ñoo ko jox seen bopp ndax Khadim Bambou mi mënoon na toog Italie doyen Abouli mi mënoon na nekk si yëfi boppam mais ñoom dañoo tànn pour gunge réew mi si tàggat gune yi ba nga xam ne gune yooyu daneen mën a am insertion ba dootuñ tal fitna parce que réew mi fi mu ne ñiy woote fitna bëri na te duñ si jiitu waaye dañuy bëgg a utiliser xale yi loolu nag lu mel nii foog naa ne Bamba def nga xam ne wax dëgg yàlla maa ngi saluer taxawaayu madame la directrice générale 3FPT si kaddu yu rafet yi nga xam ne wax na ko ak taxawaay bu mag bi ak koppar yu bëri yi nga xam ne tudd na ko nga xam ne état du Sénégal moo ko jaarale si direction pour dimbale ndaw ñi dëgg-dëgg di ko féliciter mais aussi di wax Khadim encore une fois ne ñu ngi woo mboolem autorité Sénégal luñ man si seen doole ñu def nii le président Souleymane Ndiaye le directeur des infrastructures aéroportuaires ñëw taxaw si seen wet gunge leen dimbali leen parce que état mënul lépp mais bonne volonté yi dañu war a ñëw taxaw si seen wet loolu daal mooy kaddu yi nga xam ne doon naa ko sànni xam naa ne Khadim mii nag ku jar a jàppale te xam naa ne président de la république mu ngi gis bëtam ndax moom moo gën a am information que qui que ce soit li ñuy def ñoom fii depuis 2018 ñun lañ leen xam fa ma doon liggéeyee muy couverture maladie universelle ñu àndoon ak ñoom di leen jàppale si seen programme bi nga xam ne moom la ñu waxoon ne 1 lutteur une carte mutuelle te boobu ba léegi delluwuñ gannaaw boobu ba léegi ñu ngi si mbëri boobu ba léegi ñu ngi si luy dimbale jeunes yi donc dëgg-dëgg ñu ngi leen di encourager mais ngeen xam ne ñàkk du réer. Café Touba rapidement. Na saf saf ak suukar.
ngeen di bàyyi ñu ko fekk